from Unite Movement for Change to Unite Party UP yóbbu nañ submit nañ documents yëpp fi nga xam ne mooy ci IEC xam naa di déglu IEC pour ñu war a mën a kii tey jii ginnaaw loole UP seen mandarga bi mu nekk guru ak yooyu tey ok xam naa ne correction bi dama la koy laaj as member of that party ginnaaw bi ngeen defee seen submission ba pare yóbbu seen documents yëpp dafa am loo ngeen ci teg ne in 5 days si ngeen su ma sukkandikoo si Yaya Menteng Sanyang parce que du official statement wala may juum Yaya Menteng Sanyang mu ne in 5 days si ngeen dajale 30,000 registration signatures si 5 days loolu bariwul ba pare ñaar bi ngeen submité ba pare taalib yi kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko mooy di ngeen contexte leen rek pour benn élection contexte leen rek pour win élection waaye da ngeen contexte pour soppi doxalin waaye te di ngeen dem di ngeen win nan nga yooyu noonu yow noo ko gisee yow mi nga xam ne yaa ngi ci biir parti bi wala mouvement bi léegi tey mu doon parti ndax daf ngeen li ngeen war a def nooy jàngatee mbir yi waaw dafa delluwaat rek si téere réew mi moo ne bépp doomi réew yi Gambia am nga right pour nga associate sa bopp with any political organisation di same loi yooyu tamit ñoo ne soo nekkee doomi réew mi nga nekk koo xamante ne ni mit nga criteria yi ay si set muy 10,000 signatories lañ la laajte benn bu dee da nga bugg a taxawal parti mooy criteria electoral ak bu réew mi li constitution yi dëkk bi wax mooy soo nekkee doomi réew nga bugg a taxawal sa mbootaayu bopp pour wala jongante si elections nga bugg a form sa own political party bu dee bugguloo taxaw independent criteria bi mooy da nga war a am 10,000 signatories mooy 10,000 signatories benn ñaareel bi da nga war a am 8 political regional bureaus si biir dëkk bi mooy 8 political demarcations political demarcations yu nekk si réew mi muy 8 regions yi da nga war a am fu nekk political regional bureau ñetteeli mbir bi mooy da nga war a am logo emblème buy wane ne yow lii mooy sa lii nii sa lii bi bugg a use mandarga boo bugg a use pour parti bi ba pare da nga war a am constitution boo xam ne tamit du nekk constitution boo xamante ne ni dafa bypass yeneen nit ñi nga xam ne ñoo nekk si askan bi comme ñoo xamante ne da disable leen o prioritize loo jigéen yi ak ndaw ñi da nga bëgg a create parti boo xam ne góor yi rek nga si bëgg a boole oo jigéen yi dama la jox exemple dafa nekk constitution boo xam ne dafa nekk democratic constitution boo xam ne dafa represent all walks of life and all type of individual in the country biit góor jigéen mag ndaw nga laago wala leneen dal la constitution bi dafa war a laal ñëpp juróomeeli mbir bi mooy da nga war a fay $1 million $1 million nga war a deposit so pour register so foog ñu dañ ko def 2 million wala it's not effective non foog naa ñu loolu right now ni loolu moom foog naa loolu ñëwagut into because loolu foog naa luñ pass la foog naa gazette agun ko something like that but as at now loolu moo fa nekka because ñun sax loolu lañ doon expect ne maybe 2 million lañ noo laajte but bi ñu joxee kayit yi ñu gis ne still ñu ngi because dama gis ne biñ passé loo bi ak léegi maybe gazette uñ ko oo passagut nekkagut into an act actually pour ñu war koo mën a commencer di implement because IEC knows best suñu fekkee ne dañ pass electoral act bu ees ñoom xam nañ ban time la ñu war a implement ak ban time lañ ko war a they are the best to know what are the lapses behind that but anyways loolu lañ ñu laajte ñun tamit ñu def li ñu gaay laajte ñu ngi binda on the 17th kii mu gaay ko bindaat after foog na 7 days bi ñu joxee forms yi ñu fill forms yi tasaare ko si suñ 8 regional members yi nga xamante ne ni ñoo nekk si movement bi ak ñun ñu laajte nu 10,000 ñu yóbbul leen 30,000 signatories within 5 days. si 5 days waaw si 5 days so dafa laa woon rek ne comme the likes of Momodou Sabally ak ñeneen nekk di ngawti si social media bi. because 5 days nga am. waaw si 5 days 30,000 signatories. waaw within 5 days dafa laa woon rek ne Gambien ni seen boppa ñoom ñoo jëlal ñoom moomalal seen boppa movement bi
dafa delluwaat back to biñ just starté movement bi ñu create website bi nga xam ne fa la nit ñi doon demee di register ak ñu doon ñëw di collect forms yi di jógee from different part of the country ñi ñu jotoon a am pour register jamono yooyu demoon na fanweeri junne ak lu teg just within foog na 2 weeks or 10 days so dafa laa woon rek ne things yi mu ngi gën a grow te dafa wone waat rek ne bu ak léegi mu ngi dem si ñaari weer te dafa laa woon rek ne di within 5 days biñ tasaaree forms yi because IEC itam dañ ne region bu nekk dafa am specific number yoo war a register foog naa 1300 or 1400 ñoo war a jógee from every region but yàlla def ñu yóbbu biñ tasaaree affaire yi ñu am 30,000 signatories from all regions of the country so dafa laa woon rek ne gis nañ fi the likes of GDC pour joxe exemple seen nit ñi ñu ne ñoom jëloon na leen 1 year pour ñu mun a dajale am 10,000 signatories or 20,000 signatories waa GDC MC Jam moo wax loolu MC Jam muy dem ñëw UMC di yàq bul yàq deri MC waxuma ne MC moo wax loolu dama la ne people from GDC non because du MC rek moo nekk GDC ñu ngi am ñoom Anti Ramatulaay xaaral ñu ngi am ñoom Anti Ramatulaay ñu ngi am ñoom Boubacar ñu ngi am ñoom Ablaye ñu xam ne MC bi ñoo taxawal GDC bokkoon na ci ñu fa nekk du moom rek doo déedéet Anti Ramatulaay si la bokkoon waaw MC dafa amoon cër de MC fa la fekk Anti Ramatulaay ok dama bañ rek ñeneen so jël na leen at waaw bon di political atmosphere tamit den waaw ak léegi is different ba dafa laa woon rek ne movement bi dafa juddu pour Gambien yi parce que soo seetee ba seet ñun message bi nekk di woon Gambien yi mooy ne affaire yi ñoom ñoo ko moom ba pare mun naa ne is the only movement buy transition into a political party whereby man bokk naa si nit ñi nga xamante ne ni bokk naa si comité bi nekk di bind constitution bi nekk di indi nekk na constitution boo xamante ne ni ñun rek politicians yi toog ne ñoo koo binda dañ invite all walks of life napakat bi kapenta bi taxi driver bi Mr Sibi so non suma paneliste nga yow yaa ngi bëgg a soppi dama laaj benn affaire rek nga bëgg ma yaatal lu dafa fam lu ma bëgg a tënk rek léegi lu ma la bëgg a ñëw rek mooy nga jàngatal ma kàddu nu mu tuddati sax taalibi ginnaaw bi mu sommité li nga xam ne mooy document si ba pare génna laaj ak tontu seexoon na ko ak taskatu xibaar yi am na yenn question yoo xam ne laaj nañ ko ci lu jëm ci ne contexte suñu rek pour benn élection waaye contexte suñu rek pour win élection dañoo contexte pour li nga xam ne mooy wecci waaye élection yi ñëw nii di ngeen ko win su neexee waaw mbaadu li ngeen dajalee signatories ci juróomi fan diir boobu noonu rek moo leen moo yëkkati seen kii ba ngeen foog ne affaire yi mun naa kii because of wax naa ko tamit ne ko ci taarixu réewu Gambie amul benn political party bu sosu ees dem benn first election am rek win election. non am na lii movement la dooree woon PPP. déedéet man political party laa comme boo xam ne dafa. waaw ñun xam nga ñun startuñ with political party ñun movement lañ create. movement bi moo transition into a political party. Baro tam bi moo form NPP movement la door Baro Youth Movement for Development xaw ma naka foofu la jógee. waaw moom political incumbent la woon. loolu laa la dégg di wax nii. waaw moom incumbent la woon so right now nii Gambien yi da nga seet political atmosphere bi Gambien yi ñoo sonna. Gambien yi ñoo bugg a wécceeku gar mi naa la wax dara. gis nga ñun dañ dee toog si political bureau bi nit ñi di jógee fu nekk di jógee ba ay Basse CRR Ñaamena fu nekk la doomi adama yi dee jógee di ñëw jëlal seen boppa forms dem di ko fiil di ko dellu si waat te joxuloo si kenn dërëm ne ko fayal paas oo jëndal fuel nit ñi ñoo jëlal affaire yi seen boppa organically soo demee si website bi fu nit ñi dee dem pour register seen boppa ak seen voters card ak seen ID yi nekk na place boo xam ne joxuñ kenn mu jënd data nit ñi ñoo dee dem online ñu upload seen ID oo ñu upload seen birth certificate oo ñu upload seen voters card number si ñu fill all the necessary elements yi nga xam ne ñoo nekk si form bi so loolu rek daf laa won ne ku dem within 10 days 10 to 14 days within 2 weeks nga am 35,000 just bi ñoo just start daf laa won ne ñun fi ñoo amee 2 months xam nga ne numbers yu gën naa grow waxuma la nag within 5 days nga tasaaree waat forms within 5 days nga am 30,000 signatories. léegi tey ngeen am base kon. non ñun kay am neen base ñun suñu ubbi neen suñu aide regional bureau si taxaw nañ. the base is shakable or. dégguma. ma ne the base is shakable or is unshakable. non ñun suñu base mun naa laa ne is unshakable because xam nga lu tax parce que nit ñi seen boppa ñoom ñoo ñëw jëlal mbir mi seen boppa ñoo ñëw laajte form ne dañ bugg a bokka demun si kenn ne la ñëwal nga bokka oo yaa ngi woon si parti bi la ñoo ko bokkoon ñëwal nit ñi ñoo yëg ne United Movement for Change dafa taxaw te si tànk yi la nekk di doxee
message bi dégg nga lan la HEC boppam Talib Ahmed Bensouda wax dégg nga ñun mi nga xam ne dañ di dem si rajo yeeg télé yi message bi ñu des jaay Gambien yi bugga nañ message bi gëm nañ ne doo mun a taxaw nga ne yow opposition nga yow government in waiting te yow sa own constitution yi parti waxu term limit sa own constitution yi parti dafa jël doole bi yëpp jox ko benn nit déedéet ñun ñu ne loolu du am ñun dañ separate party leader flag bearer ak secretary general dañ ko separate it's 3 different positions kuy jiite parti bi doo mun a nekk secretary general du mun a nekk party leader ëllëg képp koo xamante ne ni moom la ñoo elect during congress nga war a nekk leader parti bi dañ am a clause ci suñ constitution bi bu wax ne suñ demee ba nga xamante ne ni elections mu ngi dëgmal si dineen announce ne nag ku bëgg a apply pour party leader nga apply pour ku bëgg a apply pour flag bearer nga apply pour flag bearer dañ soo apply pour flag bearer nit ñi suñ la tànnee yow yaay flag bearer boo nekkul ne movement bi dafa ne su nekkee political party dafa nekk benn nit boo xam ne dañ laa jox all the powers nga war a nekk secretary general party leader ak flag bearer dafa continuer nekk si biir parti bi dégguma Talib mu ne suñ ko tànnut dafa continuer nekk si parti bi soo ndax nekkul di ñu naa because am na ñu wax ne UDP ñàkk flag bearer moo ko fa dugal soo su ñëwee biir parti bii nii tànnuñ ko flag bearer ndax du non UDP nekkul ne ñàkk ko tànna flag bearer moo tax mu génn fa buñ fàtte xam nga dañu war a delluwaat back to history 96 bi gars yi di ut Baba Ousainou Darboe yaay Talib Ami Bensouda moo leen direct Ousainou Darboe moo leen ne am naa suma góor bu wax boo xam ne bu leen demee ci moom mun ngeen ko def soo leen ko approché dina nekk flag bearer loolu buñ ko fàtte saa yi dañ dee ne yàggut a ñëw si parti bi kii si parti bi la yoroon kenn jiitewu ko si parti bi Talib Ahmed Bensouda ak famille soo gis nga Garmi xam nga leen gis nga politics li dee nekk wax bi mooy su ñoo waxante ñun opposition or what not ñun benn ennemi lañ am mooy Adama Barrow bot waruñoo nekk di tuumalante kii lii la def kii lii moo ko indi woon lii la bëggoon parti bi forcé woon kenn pour nga bokk si parti bi sa own will la nga seet ban parti la principle sa match ak sa principles nga toppaleen isn't it tey nguur gi fi nekk sax ñi fa nekk ñëpp tey ñoom Fabakary Tombong ak ñële fan lañ nekkoon even balaa APRC fañ lañ nekkoon feneen lañ nekkoon biñ demee ba gis ne seen interest nekkatu fa dañ dem APRC biñ nekkee APRC gis ne affaire yi demee na neneen luñ def du bàyyi force nit ki da ngaa seet naka ngaa làppatoo ak nit ñi nga seet ne ñëw sa message align na ak seen expectation ñu join la bon du bàyyi force so moom su demee mu tey ñun ñëpp ñu join with him moom moo amee xalaat bi bon ñun ñoo ñu join ak moom ñu créé di ba léegi amagu leen leader amaguñ leader maanaam yéen a ngi samp kër te ba léegi amagu leen borom kër non xam nga kër ak dox daje dafa ute bii dox daje la moo tax ñu ne ko movement dox daje la léegi dox daje bii nag yéen da ngeen dox daje ba bëgg a tabax kër waaw yóbbu ngeen waaw loolu laa xam ne yéen a ngi bëgg a samp kër te amagu leen borom kër maa ngay ñëw xam nga soo ne xam nga bii movement la dox daje la dan dox daje ñi jógee fii ñi jógee fële ñi jógee GDC ñi jógee APRC ñi jógee doy ñi jógee UDP ngeen jëlee UDP ñi nga xam ne independent leen bokk noonu si benn parti ñëw dajoo ne lii lañ bëgg a def su demee ba nga gis ne am nañ base den mun nañ ko tontu to a political party but right now ni ñun benn suñ nekkee dox moo tax bi mu nekkee dox daje announce kan mooy leader announce kan mooy lii kan mooy lële benn nit lañ announce ne moom mun naa nekk koy lappatoo si turi movement bi mooy Kémo Bojang su passé Kémo Bojang amul kenn kun identify daf laa woon rek ne dox daje la nekkagut a political organisation suñ demee nag ba nu ay si ne jox neen la lii bi ten mun nañoo ne léegi political organisation leen bot léegi ñu ngi tabax kër parce que région bu nekk am nañ fa political bureau as we speak it yéen a ngi samp pareegul non daanaka pare nañ parce que koo xam ne dem na ba submit document sam liñ ko laajtee mu fay ko binda constitution identify mandargaam joxe tur manifesto bi moo war na jiitu non manifesto bi warut a jiitu constitution bi moo war a jiitu ak liñ la laajte ndax am mat la nga ko loolu moo war a njëkk a tege balaa ngaa mun a ñëw si manifesto den su fekkee ne identify nañ ay si jox nañ ñu constitution mooy ñi bokk ci parti bi fu naa lu ñooñu la tënk mooy constitution bi non ay lii bi na ko defee comme ay si ñoom seen requirement comme nit ñi ñoom ni ñu gisee mooy constitution bi dafa tënk ñi nekk ci parti bi déedéet constitution bi dafa tënk naka la parti bi di doxee waaw moo xam tey nga ñëw bokk xam nga man su ma bokkul exemple su ma bokkul sa parti man sama yoon si sa constitution dëgg la waaw loolu laa wax waaye am na nit ñoo xam ne sorry manifesto bi nag maybe it has to do with me like man mi nga xam ne bokk naa fa bokkuma fa su ma ritee manifesto bi loolu mun na maa am convince su loolu laa wax gars yi ñu ne est-ce que du manifesto bi naa la jox exemple bu ndaw di nga mun a understand xoolal movement bi dafa juddu raam taxaw na léegi li des rek mooy dox mu wax dox ak wax soo dox na nag dem déposer ay kayitam léegi li des rek ñu jox ñu ne léegi lii lañ ñu wax. ok alright kon yes Mr Bojang nooy analyse bi xam naa quickly because ñu ngi dem mooy mbiru ba tey seen nombre bi over 30,000 in 5 days lañ kii
signatories lañ am so loolu foog naa ne mosut am wala man teggaguma ko ñoom loolu ñu mën koo lijjanti ci just 5 days so dafa mel ni kon nag movement bi léegi nag mu ngi gën a serious ndax du amut benn jafe-jafe bu mu mën a teg président bi. waaw jërëjëf ñoo leen ay sant di leen jërëm Gambia kay especially opposition ku jóg ne Adama Barrow nga bëgg a jéene ngir pour dëkk bi dem ñun yow dañ laa support so ñooñu si loolu la ñoolu la ñu wax and we welcome the news ne they have transition or they intend to transition from movement dem def ko political party bu nga xam ne dañoo gis seen manifesto dañoo gis seen constitution ak yeneen structures yi si boobaa some of us we would be able to know lan lañ war a wax pour njaay yokk ak lan lañ foog ne loolu lañ war a def ñun moom loolu lañ gëm we don't have to be part of a movement or a party to speak our mind or to advise or to suggest lu yóbbu dëkk bi rek ñun loolu la ñu living so it's possible ñu am 30,000 50,000 it depends on their strength of mobilization and how they are able to access Gambians and so on so mënuma deny loolu noonu of course I also would align that seen manifesto bi su ma ko gisoon I would really love to read more on the manifesto. Why? No mom sent manifesto for now because it's not public. So maybe there is something that they are waiting and so on. So people like me, we will have a lot to say or a lot not to say. So in this manifesto, we look at the constitution and then we give our in-depth look at it. But the numbers, Losi, were 30,000 in 5 days. Yeah, if you look at it, it's possible. But then the integrity of that data and so on. I can give you an example. Sometimes I ask this question. If you are going for IEC nomination and so on, for example, National Assembly, if I'm small father, I see 350 like they latte, something like that, 350, voters. Okay, now, how does IEC in fact verify whether the thumbprint that you have there is actually ISATO's thumbprint? We are a joke. This country is a joke. Because, man mun have access to ISATO's whatever, my thumbprint. How does IEC verify it? Be thumbprint ISATO. So if you have access to voters' card, or come on, you can even have as much as possible. So we have a lot of weak systems in this country. So yes, it's possible because I'm not saying that's what has happened. But we are people who entered politics and we know how some of these things happen. So sometimes if you look at the security checks and so on, we think it's very weak. So it's a possibility. Because system more on you can easily verify these things. But to be frank with you, as I speak, Gisumako. In the previous time, yes, Gisumako. So for you to gather those numbers, it's not a problem at all. It's very easy. It depends on your strength of mobilization, your access to some of these voters, and your connection to your network. So it's a possibility. I don't have anything against to say Lolo Amut because I don't have any evidence. Because I also know that the system, I'm not saying that's what they did, but I know the system is so weak that you can get that. And it's going to be difficult to dispute it. So Lolo Mofane, and I think the ICC should walk around and see how you go about that. Right. But Newland Jerem, Mom, I have always told my MPP friends that even if it is going to the boas, the jeans, just to make sure Barrow is out. We don't have a problem with that. We can partner with them. Even if the Guineas can vote. We are appealing Guineas, if you can come and vote against Barrow. All right. Yes. All right. Mr. Dia, beneen political party mi ngi waaj a juddu mooy United Movement for Change dañ ko bëgg a turn into a political party bu yëpp jaaree ci yoon United party la moo tudd UP submit nañ seen documents yëpp nan nga koy jàngatee and also li ñu wax ci data bi mooy liñ collect ci signatures within just 5 days loolu bu fekkee ndax ñoom ñoo ko wax si ñoom la jógee so doon na loo xam ne su nekkul guleet tamit de man ñu ko fi def bariwut. jërëjëf du ma ci wax lu bari waaye may ma rek ma leeral li ci gàttal li ma da rek man mbiri diine surtout ñuy seetaan di jëm ci wàllu sàngara loolu ci islam kenn du ko fajoo sàngara dafa nekk loo xam ne ni nga seet Quran ba jeex amul fenn fu ko yàlla di daganal su demee suratu maida tuddana ko fa innama alxamru wal maysir wal ansaabu wal azlam
rijisun min fajtanibuhu la'allakum tuflihun rijisun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun li nga xam ne moo jëm si sàngara ak li nga xamee ci karta li nga xam ne mooy xërëm ak li nga xam ne mooy li ñoo durolot maanaam looy sànni la di xool mu won la wala di la jubanteel ci décision yi ngay def yàlla mu ne baaxut mu ne nañ ko moytu ngir ñu mun a texe en amut fu mu ko yombale mbiri sheytaan daf ñu ne wala tattabiu xutuwaatu sheytaan innahu lakum aduwwun mubin ne bu leen follow di footsteps maanaam jéego yi nga xam ne sheytaan moom la leen di jëlal wala yi mi leen di lalal seen noon la fattaxiduhu aduwa téye leen ko comme seen noon so lu daganut ci islam doo ko mun a fajoo loolu dafa war a leer en islam dafa am faj lu ñu xamee ci ruqiya shar'iyya mooy faj boo xam ne dafa déppu ci sharia lum nangu ne lii mun nga koo def lii doo ko def nga am ruqiya shirqiyya mooy faju boo xam ne bokkaale daf ci dugga yi fi seytaane waaye julit da ngaa toppa diine lim la redal te yonent bi sallam dafa ne li kulli daa'in dawa mu ne feebar boo gis am na garab ci beneen hadis mu ne ma anzala allahu daa'an illa wa anzalahu shifaan mu ne yàlla musta wàccee benn feebar lu dul garab bi faj bi moo jiitu feebar bi mu ne alimahu man alima ku ko xam na ko wa jahilahu man jahila koo ko xamul nag xamuloo ko so bul wax ne lii feebar la amul garab waaye ci tënka kenn du la isil hadis kenn du la isil aya Qur'an ne sàngara mun nga koo faj ay nit dañ ko dee wax waaye baax na ñu leeral ko yàlla du la wax ne lii dafa haram ba pare mu nangu nga fajoo is very contradictory so su la teree dara da nga am pour sori ko te yonent sallam dafa ne alxamru umul xabaa'is ne sàngara mboolem lu bon lu ñaaw sàngara mooy yaayam so islam amul fenn fu mu la ko may so baax na ñu leeral loolu li nga xam ne mooy United Movement for Change li ñu wax ne loolu lañ mën a am li ma ci wax mooy ne man ni ma gisee ñoom seen politique du lu ees lañ commencé ci politique continuation la dañ bokkoon ci parti tey soo xoolee ñu fa nekkoon yàgg nañ UDP ñi ay councillor la ñi nga xam ne member of parliament ak yu ne mel ñi ay chairman so they are already connected with the grassroots suñ demee tasaaroo si biir dëkk bi mun nañoo am lu ëpp loolu xam nga yeneen parti yi nga xam ne ñu ngi sosu soo xoolee fi ñu commencé ak nu ñoo isee seen parti soo demoon nga xool xëy na ñaar ñetti nit nga fa xam ñoo xam ne siiw nañ o fes nañ si public space bi when it comes to politics waaye tey nga ne United Movement for Change kaay leen nga rang nga bugg a compter ñoo xam ne ñooñu nga fa xamee ne ñii fes nañ si politique bi bari na so doo leen mun a compare ak ñeneen ñoo xam ne ñooñu ñu ngi struggle ñu ngi thrive pour mun a sampa parti so moo tax man I'll give them that exception suñ génnee data boobu ne loolu lañ war a mun a génne of course and man xam naa ne tasaaroo nañ Gambia region bu nekk ñu ngi fa parce que ay nit ñu ngi jokkoo ak man maa ngi am information yu bari seen doxalin te waxuma yéen ñeneen ñi ñuy sosu pour parti defuñ ko am na ñoom ne depuis last year ba tey mënuñoo sos seen parti ñu ngi si process bi still waaye ñoom soo gisee mu yomba ñëwuñ ne they are beginners in politics waaye dañoo continuer parce que li ëpp ci ñoom dañ jógee ci parti ñëw pour sampaat li nga xam ne moom mooy parti soo fooguma ne gaa war nañoo am jafe-jafe si loolu. all right thank you. Mr. Kijang Garbi pare one thing xam naa Bojang because of su fekkee da nga war a dajale 30,000 signatories loolu collective job la dafa laa won ne multiple nit ñoom ñoo dem seen nit ñi collect signatories yi moo tax nga mun a dajale 30,000 signatories in 5 days bu doon ne nit buy toog benn place la def because man mun naa remember Yakuma Jaiteh bi ñu doon dem Serekunda bu moo taxaw as MP bi ñu demee nomination IEC suñ signatories yi dañ amoon issues dañu ooyaat dañ am pour yokkaat yeneen because foog naa amoon na over 300 yoo xam ne baaxuñ you get it so dafa laa woon ne IEC am na vetting process. Number yi lañ def verify si system. No, what I'm saying, not let the me be clear. signature. So I don't get you properly. Yeah, what I'm saying is very simple. And yeah. IEC looks at the number, at the number of the voters' card, whether it's valid or not. But that I have not stolen it from my wife and put a thumbprint there. How do they verify that? It's not there, and it should be part of the verification. Because for so number see, obviously boy number, they will see whether that number is actually a verified valid voter ID. All right. That one they have, but signatures in it. Thumbprint, how do they verify? That's my point. All right. Yeah, my final point is, for now I see soon they jo voters card. They for now I'm not machine for thumbprinting. So my lord of my jahal thumbprint bo fan la dem. I believe they have a database whereby you was a signatories
ñu am template am ñu sign they have to verify man loolu mooy suma tin number And they printed that. léegi duñ ko dee mën a extract si système bi. yeah it's a possibility They want you apply another one, they give you another team. The system is weak. all right yes Mr Kijera ñu ñëw jeexal ak yow xam naa kontaanoon nañ pour am la bat nan ngay tàggatoo rek ci mbiru xëy na si projet bu accountability project Gambia ak lan ngay expect ci nguur gi ci mbir yi ci des noonu yëpp su ko defee nga ñu jeexale foofu. Well, first of all, I think lu ñoo mën a